àllarba fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum 2018 mbokk yi teewlu télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg beeg ponk yi ca gën a fës procès imam Alioune Badara Ndao tey jii nag daal di dooraat boobee procès moom moomee ñu fas yéene ko atte rek ak fanweer ak benn yu ñu bokk tuumaal ci mbir moomee nga xamante ne nag jëm na ci ni ñu ko waxee rek wàllug terrorisme danañ dem ba tribunal fekk ji fa kii di Ibou Diouf beneen ponk ci biir xibaar yi nguuru ko Sénégal nag mënta nangu li nga xamante ni moom mooy moomeelu Karim Wade ak Bibo Bourgi ca réew ma France cour d'appel nag dëggal na la ñu àtte woon ci septembre atum 2016 la ñu xamle nag mooy tribunal bu grande instance li nga xamante ne nag moom la ñu jàpp ni alal ju lewul la te cour suprême doon ko toppee Karim Wade loolee nag bokkul ca yoon ca France moo waral nag li ñu bëgg nguuru Sénégal la mu bëggoon kon loolee du mën a sotti daañu wax nag ci ndeeteelu jigéen ñi ak tout tànk yi ba ci gone yi doog a juddu nag loolee la ñu gis ni la ma xewoon ci atum 2016 jéggi na dayoo ndax lu toll ci juróom-ñetti téeméer ci gone kon ñàkk nañu seen bakkan moo waral ca diwaanu Ndar sage-femme yi nag joxante loxo ngir xeex lu ni mel daañu yeggit ba diwaanu Tambacounda foofu ñu seetlu ni kon lu jëm nag ci ndeeteelu jigéen ñi ak tout tànk yi jéggi na fa dayoo li ko waral nee nañ teel a may gi ca la loolu nag moo waral mairie ba daal di lëkkaloo ak USAID daal di nag tëral ab plan de communication ngir gën a mën a ñaax askan wa foofee mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak procès bu imam Alioune Badara Ndao ñu dem ba fële ca tribunal fekk ji fa Ibou Diouf nuyu naa la. Ibou Diouf bu dee mi ngi may dégg. waaw soxna si ni nga ko waxee noonu la amee. ma ngoog ngi fi tribunal bu Ndakaaru ci suba ak léegi li ko waral nag mooy procès imam Aliou Ndao jamono ji may wax ak yéen nii dañu amal ab pause rek ngir mën a saytu li nga xamante ne rek moom moo fi bàyyeekoo ci li waa défense bi sàkku rek ci boobu le dossier. bi ñu ñëwee nag jàpp nañ ne am na ay xibaar yu fi jib maanaam procureur de la république dafa sàkku rek ngir ñu dàqandi procès bi de di ko waral nag dañu nemmeeku ne daal ci fanweer ak ñaar yi nga xam ne ñooy co-accusé yi dañu nemmeeku ne daal am na ñaar ñoo xamante ne si ñoom seen tur figuréwul ci réquisitoire bu procureur bi tax na rek ñuy sàkku ñu may leen ab diir pour ñu mën a saytu corriger li nga xamante ne mooy bàyyeeku ci manquement boobu waaw ñi nga xamante ne rek ñooy waa défense bi ñoom nanguwuñu li ni mel tax na nag jamono ji dafa jur coow lu bëri ci diggante défense bi ak procureur ak ñi nga xam ne rek ñooy atte affaire bi tax na nag moment bi ñuy wax ak yéen ñu ngi xaarandi rek fii ak ci simili ndaxte dañu jël ay pause ngir mën a joxe délibéré bi ñuy xaarandi ndax dañuy dàqandi li nga xamante ne mooy procès bi wala am déet waaye jamono ji ñuy wax ak yéen fàttali ne ñu ngi xaarandi daal li bàyyeekoo ci li nga xamante ne rek moom la procureur bi sàpp maanaam ñu dàqandi ba procès bi beneen yoon wante ñii di waa défense bi ñoom mënuñu dégg lool ndaxte gis nañ ne daal am na loo xam ne dëppoowul ak li yoon wax ci mbir mi la fàttali ne. ngook ñu koy jaajëfal bu baax Ibou Diouf doon jokkook ñun ci lu soxal procès bu imam Aliou Ndao ñu daal di wax nag ci nguurug Sénégal ak li nga xamante ni moom la doon sàkku muy nag lépp luy moomeelu Karim Wade ak Bibo Bourgi ci réewum France ñu daal di koy kon nangu loole nag la ñu xëy ne mënta ne bu ñu sukkandikoo nag ci cour suprême bi nga xamante ne nag cour d'appel bi dëggal yëf yi ndax la ñu ci njëkkoon àtte sax ca septembre 2016 loolee la ñu jàppaat ba tey tribunal bu grande instance nag moom mi nga xamante ne nag jàpp na ni li nga xamante ni moom la ñu doon toppee Karim Wade muy alal ju leewul joojee te cour suprême doon sàkku nag ci ñu nangu ay moomeelam ca France loolee mënta sotti bu ñu sukkandikoo nag ci ëttu attekaay ba ca France mooy lu jëm nag ci alal ju leewul joojee nga xamante ni moom la ñu toppee Karim Wade ca France ñoom loolee bokkul ci seenub yoon kon nag mënta sotti mu mel ne loolee dana am loo xamante ne kon dana ko daal di soppi ci mbirum Karim
Wade ñu daal di nag àddu ci lakk gi nga xamante ne moom moo amoon ca restaurant les 3 Pélicans nekkee ca Ngor lu jëm nag ca lakk googee daal jàpp leen ni ay jumtukaay yu takk kon ñoom ñoo daal di lakk waaye amul nag kenn koo xamante ne nag kon jëlee na ca sax xoosu mu mel ni sapeur pompier yi nag ñëw nañu ca waxtu wa mu waree Aïssatou Paye Pape Sangone Mbaye. lakk bi nag mi ngi am bi juróom-ñetti waxtu ci suba jotee fii ci restaurant les 3 Pélicans li ko waral nag ci lu ñu wax benn gaz bu ñu fàtte tëj waaye nag ñi dëkku Ngor ñoom ñëpp booloo ngir fay lakk gi. am na suñu benn membre buy liggéey fii moom moo envoyé ci WhatsApp bi ne restaurant Baris moo ngi lakk d'après li ñu dégg nii benn gaz la ñi fi naan biig ñoo ko fàtte tëj ndaw si togg ñëw ubbi rek mu explosé. non heureusement mu ngi nii toog sa ginnaaw nii dara jot ko. soxna si ngeen gis mu toog nag moom dafa tiit ndaxte doomam fii ci biir restaurant bi la doon liggéeyee. sama benn dëkkandoo moo nekk si kaw étage bi mi may ñëw rek mu daal di ma tàllal loxo ma naka jàmm mu ne ma sa doom fi muy liggéeyee ñu am na lakka man noonu laa sànni bagage yi doon jël taxi mujj ma jël taxi dama daw ba see bi ma see fii ñu ne ma génn na. après ma dem jaar côté ne àndakate mu ngi jaar côté hôtel bi xam naa dafa tinnoo ma ñëw fekk téye ko foofu yóbbu ka ba léegi man waxuma dara sax fii mu nekk mënul wax sax. ñuy dëkk Ngor nag di sant yàlla ndaxte kenn ñàkkul ci ba kenn. ñoom ñoo fi jiit ñëpp. waaw tardé wuñu daal tardé wuñu franchement tardé wuñu. amul kenn ku si gaañu amul kenn ku si xoosu. amoon na fi nag ay affaires yu rafet yu fi nekkoon nag frigo yi maanaam lépp lu nekkoon si baar bi daal yàqu na waaw. te nag yii nag toujours da nga koy teg rek ci cadre ndogal la daal lu waroon a am la am na te le propriétaire restaurant bi ku gëm yàlla la. ñu dem ba diwaanu Kaffrine foofee nag taxaw nañu temb rek ngir dooleel xeex bi nga xamante ni kon jëm na ci fexe nag ba sàmm ak yelleefu ñi nekk nag ci biir kaso yi naka noonu kër gi nga xamante ni nag moom mooy observatoire national boobee di saytu lépp lu jëm ci mbirum kaso yi ma nga woon foofee ñi nga xamante ne nag daanaka ñoom lañ ci faral di joxañ baaraam ñu ci mel ni garde pénitentiaire yi takk der yi nag ba ci gendarme yi ñoom nag tàggat nañu leen ci mbir moomee ngir ñu xam nag ku ci defati nag sudul noonu li la ci mën a xaar ci wàllu yoon rawatina ak daan ya Ibrahima Diamé. gile ñuy duppee observatoire national des lieux de privation de liberté di wëyal kon tournée de sensibilisation ak ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw yi saytu loi yi ginnaaw nag Kaolack Saint-Louis Tambacounda madame Josette Marceline Ndiaye Lopez ak équipe am ñëw nañ fii ci Kaffrine fi nga xam ne li ñu njëkk a def moo di saytu ji prison ba. bon Kaffrine daal kaso bu ndaw la barewul nit comme yi ma gis yi ma faral di gis ci yeneen kaso yi barewul nit waaye kam am na lu bari ñu war a def parce que néeg yi dañu tuuti amul place bu doy amuñu matelas bu doy bon dañuy lekk bu baax mais nag nekkuñu ci condition idéale daal yi norme internationale yi bëgg. ginnaaw nag bu ñu defee CRD ak kii di gouverneur def nañ ay atelier de formation yu nga xam ne nag ñii di policier yeeg gendarme yeeg garde pénitentiaire bi lañ fa invité pour ñu xamal leen daal ne waruñu bundu xatal benn yoon ñiy caabi féete gannaaw. liggéey bi daal ça consiste à toppatoo surveiller daal seetu bërëb bu fa nit nekkee te caabi féete ko ginnaaw loolu la ñuy toppatoo pour xam ndax ñu ngi leen di toppatoo bu baax ndax nekk ñu ci naxar ak ci toroxal ak ci métital ndax ñu ngi lekk bu baax ndax ñu ngi nekk ci condition yu nga xam ne dañ ci am droit parce que ñoom ay doomu aadama lañu dañu am droit même bu fekkee ne amuñu droit dem ak ñëw am nañu droit pour lépp lu doomu aadama daal am droit ñoom am nañ ci droit. ci loolu nag lañ leen xamal ne bu fekkee ni respecté wuñu loolu loi bi tere am na ay daan yu leen di xaar ñooñi di doxal. ñu yegg ba Kër Momar Sarr 23 dëkk ya fa nekk ña nga cay jafe-jafe ci wàllub courant ñu ne ay jumtukaay ci wàllug wér-gu-yaram furaas ba tax na nag ñu daal di dajaloo rek di sàkku ci kilifa yi ñu wallu leen ci seen dëkk yooyee dañ ci ànd ak Thierno Fall. askan wi ñu ngi bàyyikoo ci 20 dëkk ak ñett yu fekk baax ci arrondissement Kër Momar Sarr ngir waxtaane seen jafe-jafe yi nga xamee ni moom la ñuy dund ci seen gox yi ñu jógee. amul kër goo am fii courant amaale ndox soo amee courant rek courant carte lay doon soo amee ndox bu nakari lay doon
wala nga am benn robine boo xam jigéen ñi chaque jour dañuy xeex. fii dara baaku fi ket diggante fi ak Kër Momar Sarr Lobbudu ba Kër Momar Sarr amul tali rang-rang bi baaxul ba Richard Toll diggante Louga ak Kër Momar Sarr tali bi baaxul tey baaxul ëllëg. ñi ngi sonn ci yoon wi bu ñu amee jën jaaykatu jën lañu suñu amee jën amul fu ñu ko glacé. tey ku fi matu bala ngay egg Kër Momar Sarr amoo moyen amoo oto mën nga amee doom sa kër sa doom mën na dund sa doom mën na dee kon loolu lépp war ngeen ñu si dimbali. ñoom nag ñi ngi xamle ni seen jafe-jafe yi yaakaaruñ ci kenn ku dul président Macky Sall ndax ñoom dañoo jàpp ni politiciens yi nekk fii ci gox bi faale wuñu leen. président de la république waxu no kenn sekku no kenn ndax ñii nga fi def ay baadoola la ñu def. Macky Sall ñu ngi jiital alhamdulilahi rabbil alamin politique poste la ñuy def politique poste nag taxul ñu jox de ñun ñi dëkk village yi nekk fii kenn amul dara politiciens yi nekk fii ñun bokkuñu ñoom fu ñu jëm ñoo ngi kaar nag ñoo ngi kaar 2019 23 villages yi nekk fii su fekkee dégg mu ngi ci yéen bu dee ragal dara ñëw li ñu dem. tey jii nag ndaw yi fekk baax ci mboolem ñaar fukki dëkk ak ñett yi fi teewoon taxawal ab mouvement bu nu duppee dooleel Kër Momar Sarr bu nga xamee ni rek liñ ci jublu mooy taxaw ngir xeex jafe-jafe yi askan wi di jànkoonteel. Thierno Fall ñiit ña ngay ñaxtu muy mouvement boobee ñu duppee góomu yaakaare nekk nag ca diwaanu Matam ñoom doxu ñaxtu bañ doon wax nag mujj nañu ko amal ay junni ci doomu Matam ñoo daal di rek wàcc ca mbedd ya di naqarlu doxalinu kilifa yi nee nañ nag nguur gi def leen a fàtte ci lu bare bari ndax projet yi nga xamante ne sax sumboon nañu ko foofu ba nëga ni amul lenn lu ca door dañ ci ànd ak Ousseynou Diop. ndaje la sage-femme yi nekk ci diwaanu Ndar Géej amal. ëmm bi doon fexe jàppale ñi di jigéen ñi ngir waxtu ba ñuy imbi seeni jafe-jafe yi ñu am ak faatu bi mën a dakk rawatina ñi nga xamante ni ñooy seeni doom yi xeex bi nag ñu ànd ci ak ay sociologue atum 2016 xayma bi doon lépp juróom-ñetti téeméer ci ay tout tànk faatu woon ci diwaan bile ci waxtu ba ñuy ñëw ci àdduna loolu nag doon li nga xamante ni moo soxal sage-femme yi nekk ci diwaanu Ndar Géej. gis nañ ne wér-gu-yaram yaay ak doom am na ay rëq-rëq du ci am et que ñun en tant que sage-femme am nañ ci loo xam ne war nañ ci waxtaan ak nit ñi communauté bu si am na lu ñu waxtaan ak ñun waaye aussi woon nañ benn sociologue boo xam ne UGB la nekk moom tamit mu gën a yokk waxtaan. am doom nag ñàkk ko loolu mën na indi ay jafe-jafe ci yaay yi wala boog ci ñi nga xamante ni ñooy famille bi bu fekkee tënku nañ ci sociologue bi le dañuy wax ci mbir fekk na dafa jéggi dayoo fekk na la ñu jot sax la ñu jotul moo ëpp donc ñëpp ñu ne li ñuy xool daal ci ñuy ñàkk seen bakkan ëpp dayo ba ñu naan mortalité incontrôlable. ngir nag loolu bañ a am na ay pexe yoo xamante ni war nañ ko lal. mooy tamit soxna yi soog a am doom mooy soxna yi nga xam dañu wën na lor que ñu bañ nag di nekk ci torox tànge toujours parce que loolu la ñu nemmeeku suñu kër yi dañu nemmeeku suñu àll yi loolu nekk suñu dëkk yi daanaka torox tànge dafa bëri trop. waxtu bi nga xamante ni soxna si day imbi ñi di sage-femme yi ñooy njëkk a teew ngir jafe-jafe yi am ci faatu bi daal di dakk war nañ leen dooleel waaye tamit taxawu leen. bu ñëwee moo koy gàttandu moo koy jël dox ko si teg si loxo yaayam mooy wax kilifa gi ne am nga doom bu góor am nga doom bu jigéen bu wàññeekoo tamit moo ñëw ne masa coono kooku nag war nañ ko déglu war nañ ko dooleel war nañ ko jàppale war nañ ko won yoon bi nga xam te ne moom mën naa mi ngi si biir mais gisu ko. sage-femme yi nekk ci diwaan Ndar Géej amal ndaje bile ëmm bi doon faatu bi mën a dakk ngir jafe-jafe bañ a am ci famille bi. ma ngoog kon ñu jéggalu ci loole Ousseynou Diop kon loole mu def rek mi ngi soxol ni ma ko waxee sànq muy nag la ñu nemmeeku ci atum 2016 lu toll ci juróom-ñetti téeméer ci gone yuy doog a juddu ñàkk nañu seen bakkan loole nag tax na ba sage-femme ya daal di amal ab ndaje foofee ca diwaanu Ndar ngir nag xeex ndeeteelu jigéen ñi tout tànk yi ba ci xale yu doog a juddu lu ni mel it la ñu nemmeeku ca diwaanu Tambacounda ñu ne nag teel a maye ga bokk na ca ba tax na mairie ba lëkkaloo ak USAID daal di rek kon tëral ay waxtaan yoo xamante ne ña ngi ko jagleel askan wa ngir nag gën a mën a xeex kon ndeeteelu jigéen ñi ak tout tànk yi procès bu imam Aliou Ndao ñi ngi ci doon wax sànq doon ci jokkoo ak Ibou Diouf liñ ci jàpp nag mooy kon procès ba mujj nañu ko rek kon dàkk ba juróom-ñeenti fan ci weeru avril dinañ ci dellusiwaat ñu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi université virtuelle bu Sénégal ci talaata ji nag daal dinay fësal kon li nga xamante ni moom mooy
programme am boo xamante ni jëm na ci atum 2018 jàpp 2022 lu soxal nag kon programme boobee jàpp leen ni ma nga jëm rek ci gën a dooleel njàng ma ca université virtuelle bu Sénégal diiru ko juróomi at lay doon Fatou Bintou Konté ci leeral la. Université virtuelle du Sénégal ñu di ko UVS moo di première université bi nga xam ni ci internet lañ koy jàngee jamono ji nag moom université boobee ci ay jafe-jafe rek lay dund. université virtuelle dafa nekk université boo xam ne dafa xaw a dafa wuute ak université yeneen yi ndax ñun dañuy utiliser jumtukaay yu bees yi pour jàngale te loolu bu amee il faut mu am ay jafe-jafe yi am na ba léegi mi ngi wàññeeku nag bu baax. def nañ ay jéego yu am solo. effet bi ci gën a rëy bokk na ci li nga xam ne moom mooy respecté li di calendrier universitaire étudiants yi fa jaar yëpp te ñoom ñàkk benn année ngir mën a continuer seen jàng moo ne de jamono ji li nga xam ne moom mooy saafara ñu ngi koy commencé di gis ci bile université. bachelier bu ñu orienté UVS mu ñëw danaan toog at daanaka du jàng ñetti promotion yu njëkk yi yëpp toog nañ daanaka at door a commencé jàng. promotion bu ñeenteelu promotion bi ñëwee au bout de 3 mois commencé nañ jàng promotion ren bi dañoo ñëw novembre avant yeneen universités yi commencé nañ donc ça veut dire que def nañ ay jéego yu mat. li nga xam ne moom mooy connexion internet bi aussi nekk na loo xam ne jafe-jafe la bu baax ci étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo fay jàngee ba tax na ñu ubbi leen ay espace numérique ouvert yoo xam ne parfois fa la ñuy toog ngir mën a def seen exercice. jafe-jafe yoo xam ne lu ci ëpp ay problème connexion. xam nga connexion bi tamit opérateur yi ñoo koy joxe opérateur téléphonique yi mën nañu am côté boo xam ne duñ ko couvrir dafay am dangay étudiant bu la ne dama nekk ci zone boo xam ne man aw ma couverture maanaam sama 3G. du marché fi suñ kër waaw moo tax ñun li ñuy def mooy suñu espace numérique ouvert yi nga xam ne moom lañu étudiants yi di dem di jànge bu ñu demee foofu ñu am fa connexion bu am doole. modèle d'enseignement à distance bi nag nekk na jafe-jafe parfois ci wàllum encadrement ndax professeurs ya fay nekk di jàngal élèves yu bari yooyu dañoo tuuti lool. jaajëfal ko Fatou Bintou Konté ngay sàmmkat di baykat mbaa nga yëngu ci lépp loo xamante ni jëm na ci mbirum ñam fii ci Sénégal Siagro nag ubbi na ay buntam ci CICES mboolem ñu yëngu ci secteur yooyu nag ñoo fa joxante daje solo si nag mooy fexe ba gën a dooleel lépp loo xamante ni jëm na ci yarum ganaar yi fii ci Sénégal Siagro bi tamit la ñu ca nemmeeku mooy bari na ay entreprise française yu fa teew dañ ci ànd ak Ibrahima Kane yu subaxoo ñiy yëngu ci wàllu agriculture élevage agroalimentaire naka noonu daanaka nag xew-xew gi ñoom lañ ko jagleel ci CICES ci altine gi nag ñu tijji salon international des industries et techniques agroalimentaires mu nekk ndaje mu am solo ci ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci secteur yooyu ñu lim. Sedima nag rendez-vous Siagro dafa nekk rendez-vous boo xamante ne du ko raté c'est un rendez-vous boo xamante ne chaque ñaari at chaque 2 ans ñi ngi fi mais pour ñun opportunité la. pour ñëw gise joxante rendez-vous ak suñu ay clients ak suñu ay partenaires ak suñu ay éleveurs ba ci suñu administration parce que fii ci salon bi duñu wax waxu leneen lu dul agriculture duñu wax waxu leneen lu dul aviculture duñu wax waxu leneen lu dul élevage. ci Siagro édition 2018 bi ñu nemmeeku nag ay entreprises françaises yu bëri yoo xamante ne teew nañ. lu war a toll ci ay 20 nag ñu ngi exposé fii nii ci pavillon bu France salon bi nag doon na occasion ngir ñu mën a wéyal partenariat bi dox ci diggante ADEPTA ak interprofession bu filière avicole fii ci Sénégal naka noonu itam xaatim ay convention ngir nag gën a doxal bu baax a baax li di secteur avicole bi ci Sénégal. Ces 2 conventions. ñaari convention la ñu xaatim mu soxal nag secteur avicole dina am nag ay entreprises yoo xamante ne entreprise française lañ ñoom nag ci convention bi dañuy dimbale nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy entreprise sénégalaises yi indi wàllu expertise seen xam-xam bu baax ci wàllu wi booy xool nag ñu ngi toll si 240 entreprise française am na ci ñoo xamante ne ñu ngi fii nii ci Siagro bi war nañ toll ci 100 kon ñooñu dañuy indi seen expertise si wàllu wi ba nga xamante ne nag dinañ dimbale tamit entreprise sénégalaise yi ñu gën a développé kon ci wàllu woowu. ci diirub 4 fan nag kon CICES dina yëngu bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo soxal Siagro mu nekk ab xew-xew gu mag goo xamante ne lu am solo la ci ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu élevage agriculture waaye it agroalimentaire naka noonu.
ñi yëngu ci gerte gi tamit ña ngay def seen kéemtalaay kattan muy nag rawatina ak dawlinu gerte bi kon ni ñuy fexee rek ba gën koo defar fii ci Sénégal waaye tamit gën koo mën a jaay moo waraloon ñu amal ab ndaje ni ki démb ñu ne nag ñii di producteurs yi taxaw nañu ngir jagleel leen lu toll ci 200 junni ci tonu gerte su ko defee nag diw segal gi ñu gën koo mën a liggéey fii ci Sénégal. Aminata Mbaye Sow. waxtaan bi diggante ministre du commerce ak ñi yëngatu ci wàllu defarum dawlin dañ ko defar rek ngir xool nguurub Sénégal ci yan tànk la nar a taxaw ngir gën a jàppale ñi yëngatu ci wàllu defaru dawlin. li mën a jural consommateur bi mooy d'abord dana am dawlin bu baax bu nekk qualité ensuite dina am dawlin boo xam ni njëg gu du cher trop te itam consommateur bi dina xam ni baykat bi nga xam ni ma nga nekk fee moom ak consommateur bi solidarité la. ci noonee sax daal di nañu yëkkati ay prix yu bees jagleel ko dawlin bi ñuy jaayee fii ci Sénégal ñooñee ñu jàpp ne ci protocole bi loolee la ñu siife te yokkute la ci consommateur yi. bon kontaan nañ ci protocole bi surtout bi ñu waxee ne 1000 francs le litre diwlin bi di jar ci consommateur. l'huile en vrac mu ngi doon jar 900 francs bi ñu ko consommé mais boobu huile végétale la woon donc boo mun a am huile arachide bi 1000 francs en vrac lu am solo la. waxtaanee nañ ci lu jëm ci dawlin segal bi nga xam ni ñu bëree dañuy ne dafa am ay produits yoo xam ni duñ ko lekk. diwlin bi nga xam ne dafa am aflatoxine mooy l'huile segal bi nag kooku problème bi réglé wu na parce que bépp huile segal dootuñ ko jaayee ci marché bi dañ koy jaay industriel bi jël ko en charge raffiné ko def ci vitamine A def ci logom jaay ko ci marché bi. dawlinu segal bi xam nga état def ni waree su ko jaay noonu parce que dañ ko war a raffiner huile boobu c'est impropre à la consommation waaye nag nit kii segal dawlinam nga ni ko bu ko jaay ci marché bi da nga koy wax ni ko jaayee ko feneen loolu moo tax mu ni industriel yéen da ngeen di jënd dawlinu segal gi raffiner ko ñu soog ko mën a jaay ci marché bi. ëpp 200 000 tonnes ci wàllu gerte nag dañ ko jox ñi yëngatu ci wàllu defarab dawlin fii ci Sénégal loolee nag ñu bëgg gerte gi am njëriñ lool ci ñi koy bay waaye tamit ñi defar dawlin bi ba pare marché bi tamit aw dawlin bu doy ci askan wi yëpp. so ñu àddu ci wàllug politique fële ca diwaanu Ziguinchor ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo fare ci LDMPT di bureau ba àdduna muy bureau régional ba la ñu xamal ku jëkk politique gi nag mooy nañu bàyyi jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye mu liggéey ndax amul lenn loo xamante ni mën na kaa def ci atum 2019 maanaam loo xamante ni njuuj njaaj ak lu ni mel ndax jàpp nañ ni Sénégal kon moom am na lu mu xam ci wàll woowu bu baax a baax surtout ci jamonoy Abdoulaye Wade ak la ñuy fi namoon askan wi lànk du ca dal kon boog Aly Ngouille Ndiaye nañu ko bàyyi mu liggéey kenn ca bureau régional bu LDMPT ci Ziguinchor wax na ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi. Aly Ngouille Ndiaye nekkul ministre nekku fi ku njëkk doon ministre de l'intérieur buy bokk ci parti Ousmane Ngom jiite woon na fi ay élections yi nga xam ne ci la maître Wade ñàkkee pouvoir te moom mu ngi woon PDS. bu doon ministre de l'intérieur mun na def ba élection bi du leer kon Ablaye Wade du doon daanu fi mu ne ni ñoom li ma leen di wax nañu wóolu waa ji rek ñu bàyyi ko mu liggéey liggéeyam waaw parce que léegi élection ni muy doxee gawma sàcc mën fee am ndax ci kanam ñëpp la ñuy wote ci kanam ñëpp la ñuy compter 18h balaa 19h. bureau de vote bu nekk dinañu xam ku gagné. ma ngoog njiitu réew mi Macky Sall dana amaat beneen mandat ci atum 2019 Serigne Modou Kara moo yëkkati yooyee kaddu mu wax ci leneen muy nag ñii di nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi nañu fexe rek ba Touba Mbacké daal di mën a am nag ab statut spécial bu ñu ko déggee nag Touba bañ a bokk ak yeneen dëkk yi ni ñu koy nemmeekoo rawatina ak bureau de vote yooyu nga xamante ne dañ koy samp kon ci dëkk bu sell boobee ci gis-gisam bu ñu sayonoon daal loolee di bureau de vote yi dañu koy soril Touba Mbacké dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione Younous Diatta. Macky Sall dina amaat ñaareelu mandat ci élection 2019 bi ñu jëmal mu daal di nekk gëm-gëm boo xam ne kii di Cheikh Modou Kara daal di na koy amee. gis na ñoom ñëpp bu ñu dajaloo woon it
duñu ko séen waaw ndax wax naa leen fii léegi lu bees la gis nga nii mbir yu beese agriculture bi noonu la politique bi beese waaw bay boo ngeen dalal seen xel ba daanaka tel rajax ji ngeen daan def jaru waaw fu ngeen jaar kenn du dégg ndax tëgg meeg jaratu ko moom dafa def loo xam ne lu jar loo xamante ne bi dafa mérité deuxième mandat jaratu ko. moo ko wax moo ko ñaan sant yàlla alhamdulilah rabbi alamin dolli na dalal suñu xel. Touba daal di nekk ville spéciale war a am traitement spécial lépp lu xeetoo ci wàllum bureau de vote dañ ko faa war a génnee sa Cheikh Modou Kara moom mooy sàkku li ni mel. ci eggee bureau de vote yi ñu yóbbu ko 12 kilomètres de Touba parce que boo demee ci àll ba am na ñuy def 20 kilomètres soog a wote dëgg la wala dëgg il faut ñu delloo si xam fan mooy Touba. su dee nag kii di présidente PDV moom dafa gis ne Macky Sall war naa mën a am ndax liggéeyam jot na koo wane. commencé na peut-être yéen ñi nekk ci dëkk bi mais comme vous êtes des reporters da ngeen dem un peu partout dans le Sénégal vous avez vu avec le PUDC il y a des routes il y a de l'eau il y a de l'électricité il y a des pistes de production presque village yi li ñu ëppalee li leen ville yi ëppalee bareetul et avec l'acte 3 de la décentralisation commune bu ndaw amatul communauté rurale. fukki fan ci weeru mai Cheikh Modou Kara fas yéene daal di taxawal coalition bu bees coalition boobu ñu duppee ko coalition du siècle. ko Cheikh Tidiane Dione ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéeni kaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf njiital ARMP Sayer Niang moo amee l'observateur xëy ngër dajjoo xët mu njëkk journal bi ponk yu bari yu ñu ko doon xaar moom waa ji Niang xëy na di ko leeral ci yéenekaay bi directeur général bu ARMP bi ne amul benn kilifa ci réew mi moo xam nguur gi fi nekk wala nguur yi fi mas a jaar yoo xam ne kilifa ya dañuy jox ay ndigal ak ordre autorité de régulation des marchés publics rapport yi ñuy faral di def mu ne bari ne kilifa yoo xam ne dañ leen cay mere ndax li ñu leen ciy tudd revue yu marché public yi Sayer Niang ne defuñu ko ngir di dugal ma Samba wala di dugal ma Demba wala di fexe yóbbu kenn ci kaso bi Sayer ne lu ne mi ngi koy dégg lu ne mi ngi ko koy waxal lu ne gaay ñi ngi ko koy jiiñ li coow li bari bari ak li wax ji bari bari moom du ca dara li mu doon dara mi ngi ci libération mu di rapport ARMP 2016 libé nañu audit yi ñu def ci inspection bu Ndakaaru mbiri wëyëg mbiri bandi pire moom la ñu gis ci inspection académie bu Ndakaaru journal bi nañu mën naari yaa ngi ne mbooleem jëfi yuqu njuur yu rapport bi feeñal yéenekaay bi indil nañu ko ci page 5 am ki am mbetteel ci li ñu ko tudd ci rapport bu ARMP bi moo di Abdoulaye Diouf Sarr nee nañu ci xët mu njëkk Le Quotidien moom Abdoulaye Diouf Sarr bi mu déggee aw turam ci rapport bi yëf yi da ko bett journal direct info xëyee ko moom Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé carboplatine di garab gi nga xam ne ñi amee woppi cancer dañu koy soxla ngir di faju yéenekaay bi nee nañu garab googee daanaka ñaar fukki fan ak benn ngi amul ci réew mi ñi amee woppi cancer dëkkee dund gwelengaan ci réew mi ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mi leen war a taxaw ne leen fi wëng bàyyi leen fi dem tukki ñuy tonkoo ko tumuranke ñàkkuk médicament gu baax gu leen mën a faj direct info nañu moo waral ñi amee woppi cancer seen wàllu wér géram saa yu ñu xëyee dafay gën di gàll góose li ñoŋ ba yegg ca Soleil national ne ñu moo di taux de croissance économique bu Sénégal di ndëgër lay gi ci wàllu koom Moustapha Sène bu direction prévision étude ak économie moo xam ne démb ne jéego yu am solo ci wàllu koom-koom gi Sénégal def taxoon ñu yegg ci taux de croissance bu 6,5% 2016 bu ñu ko wàccul am nañu yaakaar ne 2017 gi ñoo nga woon ca 7,2% Le Quotidien nañu 7,2% ci taux de croissance ci 2017 gi loolee gaay yi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu koom gëmuñu ko kenn ca di Amadou Ali Bokoum fare ci période bi ne taux de croissance économique boobee ñuy wax 7,2% feeñul ci entreprise réew mi professeur Moustapha Kassé ne ko rawatina ci secteur textile bi ne foofee moom dafa dee ba dee daal yi ci journal Source A économiste yi ci réew mi nërmel fa taux de croissance économique ba kilifay réew mi ci diirub juróom-benn at daj nañu lu nekk def nañu lu nekk ngir yóbbu taux de croissance bi ci 7,2% waaye loolee ñu bari ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu koom gëmuñu ko dañoo jàpp ne ay waxi kese la Xaadim Bamba Jaañ ñi ñu ci yéenekaay bi wax ba gën ñëpp mën nañu ko waaye ñiy def xayma bi bu ñu fàtte ne ndigal la ñoo ngi ko jotee ca palais ba borom palais ba di président Macky Sall moo ko président Adama Barrow bu Gambie ñoo nekk ci xët mu njëkk Soleil national yéenekaay bi nañu ci ndaje mañ doon amal démb am na ñaari accord ñu fa signé ci diggante ñaari réew yi benn ca bokk na ci di amal ay patrouille mixte ngir àndandoo xeex trafic de bois bi ngandong Macky Sall gi woon keroog ca Gambie ak conseil présidentiel bañ fa doon amal ci diggante ñaari réew yi réew mi quotidien xëy nañu wax ana la ci tukkee lépp l'observateur nañu ca ndaje moom it nangoo nañu ci président bu Gambie mu di Adama Barrow muy wax ne Yaya Jammeh muccagul ci kaso la Sénégal nañu président Macky Sall xotti na yoon yi ñu
war a jaar ngir ak Sénégal bi bu jaar yoon caution bi ñuy laaj ci gaañi war a bokk ci wotey présidentielle yi 2019 yi la Sénégal xëy nañu xibaar ci xëtam mu njëkk ne caution boobee état bu Sénégal jël na dogalu wàññi ko Idrissa Seck moom wàññiwul dara laatir bi nañu pexem yépp moom Ndamal Kajoor njiital parti réew mi moo di jële fi Macky Sall te Touba fa la bëgg a wéeru ba jote ci nguur gi 2019 ndax gis na ne Macky Sall dafa néew doole moo tax Idrissa Seck fa lay wutee doole mooy bëre maa nga ca lamb ja Double Less bàyyi Balla Gaye 2 moo nekk ci sunu lamb jooyu xol la xëye moom Double Less nee na ay doomam dañu ko war a déggal nee na it Sa Thiès moo yàq combat moom borom combat bi di Sa Thiès lisé ko nañu ba ko Boy Niang numéro 2 daane ak léegi génnul fenn waxut ak kenn dafa tëju mag ja di Balla Gaye 2 yéenekaay bi nañu moom nanguta wax sax ak Sa Thiès seen baay di Double Less nañu Sa Thiès dañu ko jox ay conseil bu nuppi mu ne ko fa ñukk dem bëree na ko neex. jaajëfal ko Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalul jàmm di ko sàkk ci yéen.